mbokki askan wi ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla buur bi donte ni lu am moom la di rafetlu programme la chaîne leader la télévision Al Mauritania Ibrahima Idriss Wade dellu si waat fedd li kóllëre yi rek fa tabarakallahu ci kàttanu borom bi seen émission pencum askan wi bala ñu ci xuus nag dañuy dolli jaajëfal mbokki réew mi ñu nekk ci réew mi ak ca bitim réew di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm fa tabarakallahu donte ne di góor di jigéen fa tabarakallahu li luy muccal réew mi rek moo leen soxal ba tax na seen émission pencum askan wi saa su jot di àllarba ñu koy jaajëfale buur bi yàlla dinañu teg loxo ay kàngam di góor di jigéen di mag di ndaw yi nga xam ne dañuy taamu ubbi ay pàccu waxtaan ak ñoom donte ne ci li leen yàlla teg fa tabarakallahu waaye itam ci bëgg seen réew am as néew loo xam ni ñu ngi ko fiy jukki di ñaan yàlla buur bi lépp lu ñu ci jublu rek mu antul ko bi jaayal Mustafa al Karim Seydina Muhammad noonu la ñuy jaajëfale mbokk yi nga xam ni mbas mi ñoom la dal fa tabarakallahu yal na leen buur bi yàlla delloo seen i njaboot waaye làqu yi buur bi yàlla xaar leen ca aljanal firdawsi yu gën a kawe bi jaayal Mustafa al Karim di leen ziyaar bu baax a baax mbokk yi Rosso Gaani ak Njaago ñu ngi leen di nuyu del siwaat di leen masawu coono ci bépp jafe-jafe boo xam ni mbokk yi ñu ngi koy am waaye itam di leen jaajëfal ci lépp luy ngëneel li nga xam ni doomaanu réew mi ñu ngi koy partagé saa su jotee waaye itam ñu ngi koy doxal saa su jotee fa tabarakallahu yàlla na jàmm yàgg Ibrahima Idriss tey nag mbokk yi mu jàkkaarloog ay naataangoom su ma nee Alioune Mokhtar Gaye xel dana dem ci yu bare fa tabarakallahu loo xam ni taxawaayu waajur yi waaye itam ñu taawu ko ñoom ñii di ay ndaw fa tabarakallahu ñu fas yéene jukki ak yéen waxtaan bi suñu émission bu mujj bi nga xam ne buñ ci jógee rek dañuy dugg ci weeru koor fa tabarakallahu ñu ñaan yàlla mu nekk weeru koor ngëneel ak lépp loo xam ni tamit jaam yi dinañ ko ci def buur bi yàlla antul ko nangu ko bi jaayal Mustafa al Karim Mame Sémou Niang kii tamit muy sama deuxième invité nga xam ni ku dégg tur wi xel dana dem ci yu bare fa tabarakallahu lu bàyyeekoo gi Dakar wur suñu gox-goxaat yooyu fa tabarakallahu kon nag mbokk yi may wax ne rek ñaari doomaanu réew mi laa jàkkaar lool ñaari doomaanu waalo laa jàkkaar lool waaye ñu bokk ak yéen ndey ak baay fas yéene ñu jukki ak yéen ci seen télévision Al Mauritania damay njëkkee ci Alioune di ko jaajëfal bu baax a baax waaye itam di ko dalal ci télévision Al Mauritania asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala nabiyil karim ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di nuyu Vox bu baax a wax di rafetlu aussi si invitation bi di nuyu aussi sama frère Sémou di ko ziar di nuyu njiitu réew mi bi nga xamante ne bii mooy son excellence le président Cheikh Mouhamed Al Ghazouani ak son premier ministre ak membre gouvernement bi yëpp di nuyu aussi képp ki nga xamante ni rek yaa ngi jàkkaarloog émission bu tedd bi di kiiwu askan bi pour que suivre ko di fas yéene rek dugg si bismillahi rahmaani rahim ak léegi alhamdulilah rabbil alamin di nuyu aussi mbokk waalo yëpp lu ko dalee njaago ba gaani ku nekk rek maa ngi ñëw di la wax asalaamaaleykum di la nuyu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. tabarakallahu barakallahu fiik Sayid Alioune Gaye ngeen dégg noonu di nuyu mbokki Rosso bu baax a baax waaye itam kii nekk wax naa leen ko léegi Mame Sémou Niang ñoom nag ñu nekk ci bopp ba léegi xët yu am solo yoo xam ni ñu ngi koy taxawal ci réew mi doon ay ndaw waaye benn yoon bi ñu gis ni fa la ñu war a jaar muy yoon mi nga xam ni la participation associative bi nga xam ni ci kuréelu ndaw yi ak ñoom la ñuy lëkkalool fexe rek ba participer ci li nga xam ni moom mooy développement réew mi ñu dëgmal foire bu am solo boo xam ni ñi nga xam ni ñoom ñooy innover di créer dinañu ca ñëw ñu teral leen waaye itam ñu ubbeeku ci yenn
jëflante yi nga xam ni nguur gi ak mouvement de la société civile ak yenn kuréel yi groupement de femmes yi coopérative yi dinañ fa daje wane li nga xam ni moom mooy ay jéego yu ñuy wane di participer ci li nga xam ni mooy développement réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuhu maam sëñ. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa taala. salaamaaleykum mbooloom jullit salaamaaleykum Ibrahima Idriss Wade. waaleykum salaam. salaamaaleykum Aline. maa ngi lay ziar. di ziar mbooloom jullit di nuyu ñëpp képp ku nuy seetaan di nuyu askan bi ñëpp. di nuyu samay mbokk di nuyu suñu waa kër di nuyu képp ku may seetaan ak képp ku may dégg ku xam ne xam na ma nuyu naa la fekk naa la fu ngi nuyu ma jox la looy nuyu. donc maa ngi ziar ñëpp di ziar ñëpp comme on dit di rafetlu émission bi nu ñu invité fii parce que yombul nga ñëw toog ci bërëb di exprimer wu di wax te di wax ci lu am solo moom mooy lu jëm ci wàllu association donc man leader associatif la damay représenter benn ONG te depuis 2008 ba léegi yaakaar naa ñoo ngi existé ONG mu ngi tuddee AISER participation jeunes yi dans le développement public insertion sociale des enfants de la rue maanaam xale yu nekk ci mbedd yi foofu nañu commencé di leen dajale di leen orienté di leen jàppale ba tey ji gouvernement bi tey ñëw jàppale na ci jël ay initiative yu rafet yoo xam ne noonu koy rafetlu tey lu nu wax ci enfants de la rue insertion yeeg yooyu yëpp yaakaar naa bokk nañ ci ONG ak kuréel yu xam ne doon njëkk a dox ci loolu tey pour jàppale leen jéem leen insérer ba tey gouvernement fekk nu ci rafetlu bu baax deuxième partie bi moom mooy suñuy activités yu ñuy defi depuis 2008 ba léegi ñoo ngi leen gën a ràññeel ci forum café bu ñu organise benn initiative bu ñu tuddee forum café moom mooy échange partage d'idées discussion yoo xam ni jokkalante yoo xam ni jeunes yi ñoo fay tase ñun ñuy leader associatif yi activistes yi artistes yi ak képp ku xam ni jeune leader associatif nga tey bu nekk ci biir société bi di contribuer pour sa développement wu gox pour sa développement wu réew pour sa développement commencer sa biir kër jëm luy jëm ci mbeddali ak lépp luy doxal sa réew tey donc forum café bi loolu moo nekkoon waaw actuellement loolu moo nekkoon gis-gis ba tey ji ngeen am ci jéego yu am solo yi nga xam ni def ngeen ko ñu ràññee ko itam ci réew mi donte ne wax nga fi léegi ni gouvernement bi am na loo xam ni teg nañ ko bët teg nañ ci seen bët ci seeni liggéey ak ci li ngeen xarañ ngir rek ànd ak yéen ci loolu dinañ ci dikkaat am na kër woo xam ni kër wu ñu ràññee la ci réew mi incha allahu rabbi seen duggante ak yéen ak yenn projet yi nga xam ni dañ koy teg ngir rek fekk ci jeunes yi ci li nga xam ni moom la ñu gis ni moom mooy wàllu développement Alioune Makhtar di la bëggee bu baax a baax yow su ma jàkkaarloo ak yow dafa am lan laay yëg dama koy wax bu mbokk yëpp dégg ko mais am na lu tax ndax boo nekkee ndaw toog sa gox fi nga dëkk muy Rosso yëkkati nga fa ay ngëneel yu bari ngëneel yooyu bokk na ci nga fexe ba am kër goo xam ni ak jumtukaay yoo xam ni ci wàllu culture ci wàllu cosaan ak aada nekkoon nga promoteur ci festival du fleuve fexe rek ba lii ngëneelu dex gi ak li ci jotoon am historiquement ak rôle bi muy joué ba léegi defe naa ni as ndaw bu taxawee fas yéene jug ci loolu indiwaat ko war nañ ko mandargaal ci kër gu am solo RMS mu doon kër goo xam ni aji ndaw yi miinoon nañ ko ginnaaw loolu nga nekkoon candidat à la députation de la pour la Moukhata de Rosso may wax ne loolu ay jéego yu am solo la waaye jamono ba nga koy def ndaw yi soxla woon nañu ku leen représenté mag ñi itam soxla woon nañu ku leen fekk ci arène bi donte ne loolu doon na jafe-jafe ba léegi tey nag Rosso bu ñuy wax ci Moukhata de Rosso jàpp nañ ni am na 48 241 habitants te lu ñu jàpp ni mooy ñeent fukk ak juróom-ñett yu toftal ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn ci mbindeef yi nga xam ni ñu ngi yeewu ci Moukhata de Rosso yow nga nekk ndaw indi naa benn profil léegi xam naa ni ba tey yaa ngi taxaw téye ngir rek gox boobu ñuy wax Rosso ak li ko wër mu jëm ca kanam ba doomaanam fu mu taxaw ñu ràññee ko tey ji ñu am lu mel ni tabaxu pont ci Rosso muy lëkkale ñaari réew yi contexte environnemental am na ay ngëneel yoo xam ni gis nañ ko wala buñ ko gisul itam
ñi ngi koy yaakaar ni dina am à travers ce grand projet bi nga xam ni day lëkkale ñaari réew lan moo ci sa gis-gis. waaw Ibrahima sant si yàlla bu baax a baax parce que loolu yokkute la pour askanu Rosso yëpp te aussi dafay yokk maanaam jokkalante diggante ñaari réew yi nga xamante ne bii ñoom ñaari réew la mais benn bopp la parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te loolu day tax day gën a rattaxal seen diggante lu ci gën a am solo mooy dafay yëkkati aussi suñu développement dëkk bi nga xamante ne bi mooy Rosso ak li ko wër parce que pont bi du pont bi kese dafa bëree lu mu langoo dafa bëree lu mu àndal dafa bëree ay revenus yu ci nekk te loolu macha allah duñ ci sant les deux présidents que ça soit son excellence le président Ghazouani son excellence président Macky Sall bu ñu ñëwee yombal lii ba nga xamante ni tey ñëpp dégmal nun ko fan yu néew incha allah duñu dégmal loolu pour liggéey ko te puis ma si dégg aussi ñu dégg ni duñ koy tuddee pont Yelli Njëmbat donc loolu bu amee incha allah ça sera une fierté pour toute l'Afrique ça sera une fierté pour le Waalo aussi et puis dana la nga am solo la nga xamante ni dana gën fédéré ñaari réew yi te parce que loolu Yelli Njëmbat buñ ko waxee dafa am lu rëy lu ci yëngu te Tarza dana si ñëw lu bëri dana si am ñi ngi ñaan yàlla nag loolu nu mbébét yàlla na am fekk loolu ni ñaan yàlla suñu borom ci mbirum associatif aussi bi nga wax comme moom nu mu ko waxee alhamdulilah ñi ngi rafetlu le président Mouhamed Cheikh Ghazouani bu mu ñëwee ba léegi maanaam loxoom dañul mukk ci jàppale ndaw ñi jàppale kuréelu ndaw ñi ci boor bu nekk mu ngi ciy def loxoom et puis ñu ngi koy gis et puis à travers aussi sunu ministre de la jeunesse Taleb ma nga xamante ni moom tamit aussi desul gannaaw aussi mi ngi def lépp lu mu mën aussi gis nañu projet yu am solo yu mu tegi tey ji gis nga am na ay jeunes yu bëri ñi nga amoon ay projet mënuñu ko réaliser te tey gis nga tey ji ñëpp ngi tey ñi ngi def ay poulailler ñi ngi def ay lu nekk parce que ñu leen di financer ñuy def te loolu daawuñu ko am donc ñi ñaan yàlla mu gën yokku ba nga xamante ne bii dana gën am solo incha allah te am nañ ci yaakaar ndax gars yi wolof nee na ku la jox ndékki bu la diggee añ ak reer nga dem ko war nga ko yaakaar wa tabaarakallah yàlla na yàlla mottali incha allah yàlla na ñu yàlla jàppale ci lépp li nga xam ni mooy mébét surtout mébét boo xam ni dafay jóge ci kenn dal ci mbooloo loolu dañ koy wax à chaque fois jëf bu gën a porté c'est suñu yaakaar mooy jëf boo xam ni non seulement kenn nit a koy jëf waaye dafay dal ci mbooloo fa tabaarakallaahu nekk na lu am solo mais Mame Sémou kii dafa boole ñaar parce que fii dañ fi toog ne man taamu naa jeune boo xam ni dafa teg tànk ci société civile mouvement associatif am tànk ci loo xam ni mooy aspect politique loolu mënuñu fa gis lu dul ay jéego yu am solo ndax boo nekkee ci société civile jóge nga askan wi yaa xam lu ñuy dund boo fa tegee beneen tànk nag ci wàllu politique day fekk nga xam li nga xam ni moom la mbokk yi di dundee fu ñu mën a nekk pour nag nekk ci instance de décision yi man sopp naa wala taamu naa jeunes yi nga xam ni am nañu mais Sémou ci biir waxam dafa tudd lu mel ni boobu ba léegi nga xam ni njiitu réew mi son excellence Mohamedou Cheikh El Ghazouani mi ngi fi ñu ngi koy sante yàlla ndax kër day am magum kër waaw njiit kër mbooloo day am njiit te réew mi fa tabaarkalla macha allah nekk na réew mu ñu ràññee ci réewu Afrique yi ci dal ci ay ndawam ci dal ci ay mag waaye itam ci tekk boo xam ni yàlla la ñu jox lépp la République islamique de Mauritanie ci biir waxam muy jaajëfal jukki bi nga xam ni le ministre de l'emploi et de la jeunesse et du sport jukki na ko jëm ci wàllu mouvement associatif yi laal ngeen ci fan ngeen ci taxawe ak naka ngeen percevoir loolu nga xam ni nouvelle vision li nga xam ni moo nekk seen kanam tey. maa ngi lay remercier ci question bi te rafetlu naa question bi ak lu mu wax li tamit bon dama koy gën a dëggal sax parce que noo ngi jëm si benn événement bu ñuy organisé fa laay jaar duggee fa sax pour mën a waxaale tuuti effectivement contribution état ak comment nu mu taxawee ak comment ñun jeunes yi tey nu mu taxawee tey pour jëmmal lu ñuy liggéey li ñoom ak pour mën ci gis suñu bopp ak participer pleinement ba ñu xam ne ñun de suñu gannaaw si ñoom la ñuy def ñun doomu Waalo ak ñeneen ñi toute la jeunesse je veux dire la société civile ñëpp ñuy yëngu si affaire jumtukaay ONG yi donc ñoo ngi jëm si benn foire associatif bu ñu war a organiser foire bu xam ni bi mooy 3e édition bi 2 éditions jàll noonu def nañ ko 2016 mu réussir regroupé na plus de 60 associations
association yëpp ci domaine de association yëpp yu yëngu ci domaine yëpp maanaam ci les AGR ñii di def ay jumtukaay jigéen ñi ñii di def ay waaru produit transformation yi tous les acteurs de la société civile sans exception ñëpp a tase woon foofu ak les partenaires aussi ñëpp fexe nañu ba dugal dara lu xam ni def lu xam ni tey partenaires yi ak association yi ñoo ngi jokkalante seen biir duñ leen lëkkale foire boobu noonu ça réunit tout le monde te lu tax foire bi gën ma neex te lu tax mu nekk exceptionnel boo nee foire rek dafa am contribution parce que gis nañ fi ñu bëri ñu def foire ñu xam ni contribution da nga naan foire ngay def da ngay exposer da ngay jël stand da ngay fay pour participer mais ñun on l'a fait socialement du ñu ñëw dikk ak lu xam ni mooy société civile moom mooy association moom mooy jokkalante moom mooy boole delloo si contexte yi réel lu xam ne loolu moom mooy les principes associatifs du ñu ñëw boole ñëpp invité ñëpp ba pare laajuñ kenn dara alhamdulilah nu boole leen ñoom ñëpp nu daje ci benn espace bu rëy musée national kenn du ko wax parce que boo nee musée rek espace bu xam ni tey histoire soo ko bëggee xam histoire Mauritanie tey boo ko bëggee xam foofu ngay delluwaat kon foofu nga nuy def foire bi toujours bii mooy 3e édition bi première ak 2e édition yëpp ministres yi du ñuy ñëw du ñuy participer beaucoup de ministres du ñuy ñëw ba 2e édition bi ministre Djibril bu fi nekkoon noo koy remercier de passage il a fait beaucoup de choses pour la jeunesse il a fait beaucoup de choses pour nous moom moo def mot d'ouverture bi moom mooy ñëw ubbi foire bi moo ñëw def mot d'ouverture bi avec les autres acteurs politiques qui sont là les autres directeurs qui sont là les autres personnes responsables qui sont là ils sont tous venus ñëpp ba directeur musée bi chaque fois day def mot d'ouverture donc dara lu xam ni day regrouper ñëpp tey ba ci dernière édition bi may wax ak yow ni ministre de la jeunesse et des sports sous le haut ak patronage bi nañ ko def maanaam moom moo géré au patronage c'est le parrain officiel te il fait beaucoup de choses moo du delloo njukkal waaw du ko war a delloo njukkal parce que il a participé pleinement oui ba mu yéegee ba léegi damay dëggal damay fekk si Aliou lu mu wax li rek dama koy dëggal dafa def lu bëri pour ñun def lu bëri pour jeunesse bi parce que cadre projet yi ñuy réaliser sax ñun du ñuy ñëw di ko jàppale si moom lu muy def donte moom dafay ñëw dinu jàppale ñun si lu muy def lu nu def moom jëmmam dana ñëw jëmmal bis bi lu xam ni bëriwul ñu koy def tey ba pare loxoom dina ñëw encore pour jàppale nu même bu fekkee demandé wuñu dara laajte wuñu dara parce que lépp looy organiser yow yaay am volonté bi def ko ku la si fekk si rek nga remercier ko kon formule yu bees la kon loolu nan koy jaajëfale di rafet loolu muy def li parce que gis nañu tey si lu mu nuy jàppale moo tax lépp lu ñuy def daan ko wax parce que moom jeunesse la fi nekkal te ñun moom nañ fi nekkal ñun population bi nañ fi nekkal ñun Mauritanie nañ fi nekkal ñun dirigeants yi nañ fi nekkal ñun ñëpp nañ fi nekkal ba pare nekkal fi suñu bopp nekkal fi ndaw yi tamit surtout ndaw yi parce que ñun ñooy ëllëg voilà lépp suñuy tànk la commencé ñun nooy dox lépp ku ñu fekk si baax na ku ñu fekk si du ñuy demal suñu bopp mais rafet na noonu tey nii nuy ñëwee tey diñu jàppale tey tabarakallah rawatina ak la télévision nationale Al Mauritania parce que itam mbokk yi il faut ñu am loo xam ni dañ leen koy servir ngir wan leen li nga xam ni seeni doomaan ñu ngi ci nekk ci réew mi am na solo lool waaye kii Alioune dafa ànd ak ñoo xam ni ñoo nekk ci gannaaw ma ci nuyu tout le comité d'organisation à chaque fois bu kër wu mel noonu amee jumtukaay yu mu jublu rek jëm ci wàllu ndaw yi day fekk ñu am benn kuréel bu restreint boo xam ni ñoom ñoo ciy liggéey ñu xarañ ci lool di leen jaajëfal ñoom ñëpp jamono yi ñu ngi ci liggéey bi waaye ñu am à sa tête aji soxna soo xam ni fa tabarakallahu ñu xam ko jóge ko xam li nga xam ni moom la yéy ne réewam en tant que ndaw muy madame Tabara Sall Tabara Mbodj di ko ziara jox ko cër bu baax a baax à côté madame Tabara Gaye la grande di coordonnatrice su GTCF fii ci réew mi di wane ni rek fu góor nekk itam waaw ñoom am nañ ci droit dañ leen ko digtal waaye itam ñu koy prouver aussi donc bonne réussite ci xët woowu da nga fi waxu taalibe yi ñu xam leen ci am na fu ngeen leen jële wala sax action yi ak fu ngeen leen yóbbu ba tey ngeen nekk ci ñoo xam ni bu ñenn ñi seen bët leeree ci mbirum taalibe yéen bokk ngeen ci mais Alioune wax nañ fi léegi waxu ngëneel yi nga xam ni moom la ros nga jukk fi loo xam ne ñu ngi koy ñaan yàlla parce que booy tabax lu mel ni pont ci localité bi il faut mu gis ci boppam buñ ci gën a taamu wax nañ ko fii mooy fi nga jukkee ni ki ñuy tudde pont bi mu nekk image emblématique historique boo xam ni xam nga Yelli Njëmbët
ak njëmbat l'émir du Trarza Linguère Ndate Yàlla Sidiya Ndate Yàlla bi nga xamee ni lëkkaloo ñaari réew yi soxla nañu jàmm nga xam ni jàmm moo leen war a wut moo war a dox seen diggante benn digaale mariage bu mag bi nga xam ni njëmbat ci wàllu waalo beneen rive bi ak ci wàllu waalo ci Mauritanie voilà donc pour lëkkale leen njëmbat la émir du Trarza denc waaye bu luñ ci gën a neex lépp loo xam ni moom la ñuy mandargalee doomu aadama surtout ci cas yu mel noonu bu ci nekk téeméer la ko jox ci ay malo kon tabaarakallaa ngir rek wane ni ñaari réew yi dañu war sukkandiku ci jàmm kon tey bu ñuy def lu mel ni pont buy lëkkale ñaari réew jàmm moo tax ak relation yu ratax tur day wuyu borom waaye itam jëflante dellu ci ñi nga xam ni ñoo ko xamoon di ko jëflante ñu war koo dundal donc jërëjëf di ko ñaan yàlla sa làmmiñ am barke mais ci biir loolu wax nga fi ay impact ay ngëneel yoo xam ni pont Rosso moom lay jur boo doon wax ak tey doomaanu Rosso boo xam ni jeune la wala mag lan nga koy digal waaw Vox ci foofu damay tàmbali d'abord ci nuyu ki nga xamante ni tey moom moo nekk foofu tey muy le maire de Rosso xam ne kii mooy le premier magistrat de la ville de Rosso muy Bombol Dramane donc di ko jox wàccuwaayam parce que lii ci yàlla moom la ko jaarale parce que moom la def mu nekk ku ñu wax ku aaye nga war sa moome kii ci moomeem la ko fekk donc ñu ñaan yàlla am ci taxawaay bu metti am ci taxawaay bu wër te aussi suweem parce que aussi dana suqali Rosso bu baax a baax parce que waxuma la pont bi mais li accompagne pont bi wax naa la ko sànq muy mën nañu am par exemple ay kilomètres de goudron yi nga xamante ne bi ay voiries yi mën na jaar ci diggante ñaari Rosso yi defar école yi stade bi déjà gis nga déjà lancé nunu gaa loolu pour réfectionner ko et puis ils ont donné d'abord l'appel d'offres déjà ils ont lancé ça pour la réfection des stades de Ramadan donc loolu aussi muy njiit yu mais nag ni nu pecc mu nit bu neexee ndey ji moo tey ci mbagg bi kooku c'est son excellence le président Hassan moo ko yombal parce que bu mu ñëwee bu muy falu am na fu mu fekkoon Rosso am na mu gisee woon Rosso bu mu ñëwee toog aussi bàyyi na fa xel ba léegi pour mottali yéeneem ci biir Rosso parce que xam ne Rosso mooy pôle ba nga xamante ne bi moo boole Afrique de l'Ouest parce que boo waxee loolu parce que ñëpp foofu ni jaar tey jii ak foo mën jóge ci réew mi foog nga jaar Rosso pour dem donc réew moom war na am melukaan ba nga xamante ne bi war na am taxawaay ba nga xamante ne bi ku fa ñëw war nga ko respecté war nga naw Rosso te loolu nag yooyu yëpp dina am mais aussi damay ñaan population de Rosso ñaan waa Rosso que ñu accompagner pont bi parce que aussi ndimbal sek la ñoom ñu si def seen loxo comme ça bu ndimbal mu ñëwee fekk déjà ñoom seen loxo mi ngi ci aussi xam naan aussi balaa ñuy dem sakku wàllu yaan ay liggéeykat feneen te macha allah am nañu ay jeunes yu dynamique am nañu main d'œuvre ñu ngi foofu te xam naa aussi à travers le maire qui est là-bas ak société civile ak aussi ñi nga xamante ne bi ñoo les doyens yi nekk foofu ñoom ñëpp seen xel ñu ngi ci door seen waar pour que loolu yëpp mën antu donc alhamdulilah ñi ngi ñaan yàlla ñu àgg foofu si jàmm si dana am aussi lu rëy parce que luñ ko tuddee li comme li nga wax noonu mooy tour day wuy borom muy yëli njëmbat waaw mi nga xamante ne bi tey buñ ko waxee xel dem ci émir de Trarza dem ci waalo waaw dana yëngatu lu bëri foofu donc de passage ñu nuyu l'émir de Trarza ak seen famille yëpp muy famille Wode Eli donc ñu ngi leen di nuyu baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla nag lii yàlla na àntoog jàmm incha allah ñu si aussi si bismillahi rahmaani rahim eggale ko alhamdulilah rabbi te lépp lu si ressource aussi jig waa Rosso ñu fekkee lépp inauguration bi fekkee lépp ñëpp fekkee ko si jàmm xale yi ak mag ñi xam nga xët wi ma joxe ci wàllu population te lu ci gën a bare wax naa la ko léegi ndaw yi la ak jigéen ñi te jamono dafa metti conjoncture yi day waar trop Rosso Soir bu nekk fii actuellement par rapport ak ngëneel yi nga xam ni ak vision yi nga xam ni képp kuy doomaanu Rosso war na ko am maa ni boo leen doon diggal tey ñu ngi fi defa ni fii rek la gis nañ ci ñenn yoo xam ne ñu ngi daw di replacer waat seen localité yi suqali mbay mi nekk ci yenn yi ñenn place main d'œuvre bi ngay wax ñu ngi daw pour replier mais tey jii ndax doomaanu Rosso war na mun a toog rek cramponné fii ci loolu doguma la mais aussi appel la bu ñuy def ga bu ñuy lancé ci doomaanu Rosso yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Nouakchott wala nekk ci yeneen réew taax yi
ñu ngi leen di ñaan ñu wàcc si ci tër maanaam da ngay fii sa da ngay liggéey mais bul fàtte aussi fi nga jóge fa nga xamante ne yow fa nga juddoo fa nga jànge l'école fa la say waajur nekk su bu même say waajur fekkee dund tunu seen monument bu amoon muy seen kër ba nga juddoo mi ngi foofu ngir yàlla nun dem defaraat seen kër taxawal ko d'abord ba nga xamante ne dañ doon symbole ba nga xamante ne bi bu suba ku jaar fii daa xam fii kër diw la woon te mooy bàyyi diw wala mooy yaay diw loolu dafa am solo mais je suis contre par exemple que nga nekk fii ci Nouakchott di nga nekk fi cadre wala nga nekk ak loo mën yëngutu ba pare fi nga jóge sa yoon nekk ci balaa nga fay dem mooy bu réunion amee wala bu politique amee wala bu loolu day dem ba duñ lay nawek te dama leen di ñaan di ko ñeex sama ba di ñeex ñëpp fii dëgg la Mauritanie la fii dëgg la mooy capitale bi fii duñ fiy daan suñu doole dëgg la mais bu ñu fàtte fu ñu jóge lu ñu am nu ngi ko delloo fu ñu jóge secteur yi bëri na mbay maa nga fa lépp nga fa ku nekk na ngi def loxo aussi def fa lu mel ne bijou bu toll noonu bu ñu ko defee si réew mi war na am lu ko accompagner parce que état aussi du mottali lépp bu ko defee par nag palais yi ñuy tabax si Nouakchott ak ñi nga xamante seen ay building yi ñuy tabax si Nouakchott nun ñu ko defal ñu ko Rosso te loolu kenn mënu ko lu du waa Rosso gis nañu ñu bëri ñu ngi foofu di si def lu nu mën ñi ngi def li ñuy tabax mais ñeneen ñi nga xam defagun ko ñu si bàyyi seen xel ñëw def ko jàppale nag jeunesse bi jàppale néew di doole yi ba nga xamante ne loolu bu subaa da ngay fier sa bopp ñëwaat sa réew di wax dama bëgg lii wala dama bëgg lii waaye rafetul ñaaw na balaa ngay ñëw si dëkk rek bu oto yi bëree rek rafet ñun la mu am ñun réunion politique moo am wala ñu am loolu rafetlu ma loolu man dama koy wax sama bopp di leen ko wax malgré que ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex mais aussi nañu bàyyi seen xel ci fu ñu jóge man loolu la leen di wax loo dem am na foo jóge te fi nga jóge yaakaar naa fa tabarakallahu moom mooy yoon wi bu ko defee ci lii nga wax daf may fàttali sama waajur di Mohamed Fall Tayfour di ko bége bu baax a baax fàtte yàlla na ko yàlla may jàmm bokk nañu ci mag yoo xam ni ràññee nañ leen ay bijoux waaw ay bijoux la ñu ràññee nañ leen di nuyu acteurs yëpp yi fa nekk fa tabarakallahu rawatina ak ressortissants yi njaago ba gaani enjeu bi benn la donc defar sa gox bokk ci gox dëkk ci gox yooyu yëpp bàyyi sa xel ci gox ak foo mun a dem loolu yaakaar naa ni ay xët yu am solo la dinaa ñëw ci ay mandarga yi nga xam ni amaana bëgg nga ko wala dal na sa kaw ci wàllu suqali sa gox ci yoonu politique am na solo trop mais maam Sémou da nga ci tudd loo xam ni lu bari yërmande la te ngeen nekk ci wax nga ko léegi ministère bi jàppale leen waaye itam mën naa wax ni dañ leen ci fekk ak seeni moyens yu modeste ngeen di fekk taalibe yi ci mbedd yi ci place yi nga xam ni jaadu ngeen fexe di lëkkaloo ak ñoom nan la demee woon ba fi ngeen excité bon question bi pertinent na donc mën naa wax ni avant metti woon na lool parce que fu ñu jógee la moo tax ba fu ñu agsi tey waaye ku àgg fenn rek dafa am fi nga jógee woon te point bi ñëpp xam na ko point de départ bi zéro la initiative lay commencé yéene lay commencé wala nga bëgg a xeex dara lu xam ni gis nga ko mu nekk ci société bi nga koy dund neexu la yaakaar naa ONG bu nekk foofu la commencé ONG bu nekk da waaw contexte la commencé waaw da ngay gis lu xam ni daf la neexul nga jóg di nga xeex di ci taxaw di ci def lu baax ba tey nga am ci résultats yi positif mooy fu ñu jógee rek ci situation yi déplorable nañu commencé woon gis xale yi nekk ci mbedd yi nekkin bi neexuñu comme nu ngi koy waxee rek bu ko Tabara di waxee je le remercie de passage di ko nuyu encore mooy ku baax la Tabara Mbodj mooy sunu dirigeant mooy présidente ONG bi wax dëgg yàlla jigéen bu femme battante la femme d'affaires bu nekk lépp si lu jëm si wàllu social ak lépp lu nekk si dimbale doomu aadama mu koy def ak dal ak tey ba tax na lépp lu xam ni tey ak fépp fu xam ni àgg na fa rek moom la tey mën naa wax loolu donc dellusiwaat si question bi rek lépp fu mu commencé mooy benn xale na nu romb si mbedd bi guddi muy jooy donc nu laaj ko luy sa problème yow lan la mu ni dama bañ dellu sama daara parce que su ma demee duñ may dóor awma lu ma yóbbu donc nu nga ko léegi duñ lay jël parce que léegi dafa tardé guddi na daal maanaam nan la jël yóbbu la sa kër parce que léegi dafa guddi mu ni fekkee amul leen loo leen ma jox bu leen ma forcé ma dem ngeen bàyyi ma fii moment boobu mu metti nu am lu nu yëg nag affaire bi tooy suñu xol donc contexte bi foofu la commencé si biir loolu nu jóg ni lii cause bu xam ne wax dëgg yàlla lii neexu nu metti na xol lan la ñuy def pour mën a apporter dara xale yi si la ñu toog Tabara dem di liggéey affaire bi
jàpp ko daal daf koy jàpp mu waxtaan ak waa ministère am fekk na jamono boobu noonu defar récépissé yomboon na c'était en 2008 mu koy expliquer benn collègue am supérieur hiérarchique am Moustapha la tudd noo koy remercier aussi parce que jàppale nañu su lu bëri chaque fois bu ñuy dem mission wala bu ñuy def dara daf ñuy jàppale pour faciliter nu lépp ak fu nu bëgg a àgg fu nekk daf nu fay jàppale donc si biir loolu mun ko loolu c'est facile jaru nga si attesté mu lay jàpp léegi looy def créer sa ONG mën nga leen jàppale si lenn mun ko xanaa nga def ONG mun ko ONG yaakaar nga mën nga leen jàpp parce que bëgg naa la jàppale mun nga soo créé ONG mën nga la jàppale foofu la lépp commencé mu jàppale nu si démarche administrative yi nu def ko affaire bi réussir sans dara amuñu dara conviction nuy dem suñu amee activité wala suñu bëggee def dara pour ñoom nu dem si autorités yi nu xamoon fii comme Hamza bu fi nekkoon comme ñeneen responsable nekk fii ak ñun membre ONG yi nuy joxe ku nekk juróom ñaar dërëm lu nu am lépp nu baalee ko bay mu doon dara nu leen di def lay activité ba di dem ba ñeneen ñi gis nu à travers action yu ñuy def yi nekk action bu baax ay ministère gis nu ay suñu partenaire comme xaw ma ndax mën naa leen tudd waaye ñu mel ay UNICEF ak ñeneen ak ñeneen ñi ay ambassades yi ay kuréel yëpp gis ñu tey ñëw gis ñu lu ñuy def lu noble la te noo si am réussite te am nañ si expérience macha allah nu ànd seeg ñun waaye nag gis nga Alioune lu ci gën a neex mooy kuréel yu mel ni man mi li muy wax ni ñaari junne ak juróom-ñett la waaw côté yooyu 2007 2008 donc am na jéego yu bari yoo xam ni def nañ ci waaye heure dañ ci associé ñeneen aussi ñi nga xam ni am nañu yaakaar xarañ nañu man mi ñii ci li may liggéey bu ma doon wax ñaata atelier de formation laa leen animel xamatuma ko sax ndax lëkkaloo boo xam ni lëkkaloo bu am solo la ci gox yi nag lu ko jàpp région de Trarza ñaari hod yi ak yenn gox yi nga xam ni franchement c'est tellement reculé ñoom def nañ fa ay jéego ba tax na moo leen indi tey ñuy préparer rencontre bu mag ñu tuddee ko foire luñ ko duppee ci lépp loo xam ni moo jëm ci wàllu social fexe ba société bi ak mag ñi góor jigéen ñu am pont boo xam ni ci la ñuy jaar pour jàll mooy ngëneel secteur production innovation création partenaires yi bu ñu taxawee nii xale yi di wane loo xam ni war nañ ko te dañ leen di naan leen lii mën nañ ko ñame nañ ko ngir yóbbu jële réew mi fenn yóbbu ko feneen donc yàlla na ko buur bi yàlla antul bi jaay Moustapha Karim mu am ñenn ñoo xam ni du ma leen bañ a tudd muy lu bees loo xam ni dafa judd ci wàllu fondation muy fondation Roqiyatu Rasoul nga xam ni ci ñetti réew la am Maroc ak Sénégal ak ci réew mi di ci jaajëfal madame Astou Ndaw ak ñi mu àndal Kumba Beti Dia ak Maam Khady Keita ak ñenn ñi nga xam ni fa tabaarak sa yaram ngi daw bu ma leen di tudd waaye à côté bu ma waxee kër Ngayeen rahmatulahi taala Mokhtar Gaye nga xam ni bokk na ci inspecteur de jeunesse yu jiitu yi ci douane Trarza donc ñooñu fondation boobu yaakaar naa ni ñu teg loxo nag ci kóllëre koo xam ni ku ñu ràññee la ñu seq ak moom kóllëre muy suñu président Mohamed El Hadj di Mohsin mu doon koo xam ni fa tabarakallahu ñu ngi koy nuyu de passage monsieur le président waaw monsieur le président mais ñuy jukki lu mel ni teg bët aji feebar yi bokk na ci taalibe yi xam nga feebar buñ lay fekk tout le temps ci mbedd nga am loo soxla feebar la jàngoro jooju liggéey ngeen ci waaye itam feebar ñi nga xam ni ñoo tëdd ci hôpitaux yi ñoom la ñu teg bët di leen dimbali ñu ànd ak ay mbindeef yoo xam ni fa tabarakallahu ay bonne volonté maa ngi ciy nuyu maire Ndaw fa tabarakallahu di ko ziara tudd naa fi Kumba Beti Dia diggante Baagu Rosso ba Diourbel am na mag ñu baax ñoo xam ni fa tabarakallahu ali war nga ma fàttali vraiment fàttali génération yi duggalante boobu ci wàllu société loolu dafa am solo te loolu dafa day dëggal que ni Rosso benn bopp la kenn mën ko xaar ñaar de passage ñu nuyu sunu doyen sunu waajur di Mouhamed Valou Tayvour xam ni kenn mënu wax Rosso te waxoo ko ak ay mboolam ñu mu àndal ñëpp ñu ngi leen nuyu baax a baax di leen jox loxo di nuyu président Maxtanul Xaaj aussi ku nekk xam na lu mu taxawee Rosso ak lu mu def ci Rosso
te borof nee na ku wala mburu di nga tuddum réew moo ci ne ndax moom aussi ku même boo waxul Rosso xam nañu bu baax a baax kuy doomaan Rosso xam nga lan la président Macky Sall def ci Rosso ak lu mu fa taxaw macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla aussi yàlla moom yàlla mooy ko wër aussi di rafet lu baax a baax ci fondation boobu nga wax noonu ñi ngi si tudd ñi mooy Rosso soo ne maire Ndaw soo ne Astu Ndaw soo ne Kumba Béti Dia soo ne Maam Khady Keita ñii ñooy Rosso parce que tey boo ñëwee Rosso tey nga xam ni ci jamono daan na am na lu fa nekk diggante Ahmed Fall Mbeng yow wax mu Ali Dia El Hadj Mbaye Wade El Hadj Magamou Gueye El Hadj ñooñu Diop Mbacké nga dem xool ki ko ne Babacar Ndaw papa ñoom Astu Ndaw bi Aljuma Keita Aline Diop ñooñu c'est ay bijoux la yoo xamante Rosso am na que ñu ngi ñaan yàlla ñooñu fu ñu tëdd yàlla na yàlla xale àjjana te tey ñoom daan rafetlu bu baax a baax gis seen njaboot ñi ngi àndaat pour taxawal loolu donc loolu ñu ngi koy sali bu baax a baax di ko rafetlu di ci aussi am taxawaay bu ma parce que surtout man comme ni nga ko waxee sànq dama am benn tànk ci politique am benn tànk ci société civile parce que aussi dina am ay association am nga mandarga donc xam naa ci bu baax a baax bëgg naa nga jaar waaw ci loolu aussi waaw parti au pouvoir aussi je suis conseiller du président des jeunes de l'IPR en même temps aussi je suis chargé des élections ci mouvance bi nga xamante ne bi askan bi wolof yi ñoo ko taxawal muy les jeunes de l'IPR de wolof ñoo ko taxawal bi nga fekkee doguma la mais bi nga fekkee say mag foofu ku ci mel ni l'honorable député Ba Madine l'honorable Fall Giseli dinaa fa ñëw fa tabarakallah dinaa ñëw ci yooyu may nuyu de passage d'abord ki nga xamante ne kii tey moom moo bu ñu waxee parce que tey taxawaayam ci parti bi dafa am solo muy Giseli muy le secrétaire général du parti parce que gis nga moom bu mu fa toogee ba léegi macha allah yaa ngi gis li fa jot am ordre bi fa nekk bi ak li fa taxaw lépp ñun ko lu tey lu waay waxadi lu fa jot am ci tuuti ci sëddëk askan wi macha allah am na solo boo xam ne dans l'histoire xëy na parti bu mosu fa egg waaw aussi di rafetlu parce que loolu tey mi ngi juut ndànk na mi ngi yot parce que bu njëkk ñu ngi doon jooy naan way nu joxante léegi ñu ngi gis ñu ngi ni sëdd ndànk alhamdulilah te fàttali aussi ci réew mi ñu bokk nii aussi fàttali ngiitu réew mi aussi mu gën ci jàpp bu baax a baax li ngeen chakatum la gendarme wax mu nee na boo santee ñu dolle ñu ngi sant mais ñu ngi ñaan yàlla mu dolli nu ñu ngi rafet bu baax a baax suñu nomination suñu frère bi nga xamante ni mooy Omar Gueye ci poste bu ñu ko jox bi di ñaan yàlla mu dal ak jàmm si àggale yéen ñi confiance bu njiitu réew bi am ci moom ba dénk ko foofu yàlla na yàlla yombal lépp ci moom ba nga xamante ne bii daal confiance du am benn mbetteel ci loolu du aussi ni nuyu suñu président de coordination des jeunes de l'IPR di Waalo muy Mamadou Diagne ak ñi mu àndal ñëpp ak mbooloo mi bu garab bu Tungeen donc ak garak benn la waaw mooy suñu coordinateur donc ñu ngi koy nuyu baax a baax ak bureau exécutif yëpp ñoom Ba Ibrahima Mbodj Khalifa Gueye ñoom day Marème Mbodj bàyyiwuma kenn Aline Diadji tout ce monde là Léena Dieye bi nga xamante ne bi aussi fii la bokk ci yéen donc ñooñu ñu ngi ñaan yàlla gën taxawal ànd bi gën boole ànd bi aussi ba suñu yéene ak xam naa ne yu ñu yéene mbëbët ko moom bu sottee incha allah waxuma la ñëpp daan waaw incha allah waaw ñëpp dinañ ko ñu ngi lay jaajëfal Alioune ndaxte liñ fiy jukka ñi am na solo waaye yow ci acteur politique ndax mun nga régler problème mu ñii société civile ñii seen problème man maa bokk ak ñoom problème parce que man aussi dama am établissement bu ñuy wax établissement social multiservice donc day yëngu ci mbiru social donc aussi leen dal rek moo ñu dal ci et puis lépp rek xamante parce que am na benn association bu ma bokk man international la nekkul sax si Mauritanie mais Sénégal la nekk suñu président di Ibrahima Ali Ndiaye le fils de Ali Nguy Ndiaye c'est lui le président lu koy wax United Project One moom day yëngutu ci lépp lu xam ne social ak don de sang tout ce qui est social ñoom ci loolu ñu yëngutu ci def seen doole bu baax a baax di def si askan te aussi xam naa aussi dañ leen neex loolu ñu wax leen genre seen projet bi comme ça réew mi moo si juutu mais aussi li ngeen am mën am lu jóge feneen aussi dañ ci am yokkute te incha allah daan ci waxtaan ak moom fexe sax ba nu mu assister ñëw fekkee si affaire bi ak yëpp incha allah dana am solo loolu parce que association la ba nga xamante ni il y a plus de presque
mën naa ni 20 000 jeunes wala 30 000 jeunes ci l'Afrique à travers toute l'Afrique déjà donc loolu am na solo loolu ci nu ñëw fekkee lu mel noonu donc incha allah am na solo te si ñun aussi lépp lu ñu si mën def ci dànk incha allah rabbi fu ñu si mën accompagner aussi daan ci accompagner incha allah rabbi ñu ngi nuyu mag yi waalo yëpp fa tabarakallahu jox leen cër bu baax a baax sama waajur soxna Fanta Diagne maa ngi lay ziyaara ak yeneen waajur yi ndax tey itam ñoom ñi ngi toog ci mbooloo waaye nag di jukki ñu yóbbu jamono fii ndax ku ne xam ne magu waalo yi lu ñu daj démb gone yi war leen uutu ñooñu ñu ngi leen di sargal bu baax a baax donte ne njàmbaarte lañ fa gis ak ngor ak li nga xam ni mooy li ñuy wax wooye dignité loolu moom taamu nañ ko jàng nañ ko ci ñoom et dañ koy jukki continuer di ko jukki ndax lu am solo la yaa ngi dégg Alioune léegi en tant que acteur politique mu ni am na loo xam ni yéen a ko bokk boobu maa ngi lëkkale relation politique ak société civile jamono yi ñu gis ni franchement par le gouvernement de son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani am na jógewoo boo xam ni ñu ngi koy jógewoo passant par la société civile yéen naka ngeen ko percevoir parce que boo leen waxee depuis 2008 tey il faut que les jeunes puissent s'exprimer ban mode expression ngeen bëgg a wax donte ne décideurs yi ngeen di waxal forcément pour le développement du pays d'accord boo foofu lu may tontu rek moom mooy sunu activité bi ma lay wax mooy foire associative initiative foire bi lan la woon moom mooy nu impliqué jeunes yi tey ñu ñëw toog ñu xam lan mooy cause seen cause ñoom ñu participer impliqué wu jël la parole wax seen soxla ñoom ak seen préoccupation pour état bi mën leen dégg pour ñun nu mën a xam loolu parce que du ñuy def plaidoyer si partenaires yu ñu yaakaar ni mën na leen jàppale ak état bi suñu yaakaar si ñoom ni mën nañu jàppale nu proposer leen ko ak si les décideurs ñu xam ne encore les bailleurs ñëpp ñu xam ne daal ñoo ngi lëkkalante ak ñoom te yaakaar na ni mën nañu dimbali jeunes yi ñun duñ leen di woo chaque fois donc forum bi loolu woon parce que on a vu que gis nañu ni si côté politique état bi jeunes yi duñu nekkul woon cible prioritaire waaw loolu moom dañ koy témoigner waaw nekkuñu woon les jeunes yi n'étaient pas les cibles prioritaires nekkuñu ko woon donc ñun à travers loolu ñun du ñuy woo jeunes yi regrouper leen di leen renforcer di leen rappeler lan mooy seen droit ak lan mooy seen devoir nu xam lan mooy la citoyenneté droit humain droit devoir jeunes yi mën a yeewu xam ñoom ñooy kan ñu jàngal leen comment nu ñuy engagé woo la liberté d'expression maanaam nu ñuy communiquer nu ñuy waxee sensibiliser leen si ay formation insertion sociale insérer leen nu mën def ay formation renforcer wu am xam-xam pour mën a dellu si jël seen position bi jàkkaarloog réew pour mën a wax ñi ñun lii noonu bëgg fa tabarakallah parce que nit bu xamul rek ndax ka da koy yomb dëgg la ignorance baaxul donc ñun loolu moo nekkoon sunu rôle ñëw tey génne jeunes yi si ignorance te lenn sax def nañ ko yaa ngi wax léegi parcours ni noonu zone yëpp te loolu dafa gën a neex parce que ñun ñoo njëkk alerte mbas mi waaw wallaay ñoo ko njëkk arrêté bi ñuy dem ci Mbuut ak Géru dem nañu Asaba foofu dañ def formation ak di raxasloo xale seen loxo di leen kii si wëch waaw di leen wax lan moom mooy hygiène assainissement propreté waaw kenn waxagul mbas moo tax bu mu génnee dama lancer photo gars yi ni yéen commencé ngeen di ma leen commencé woonu de lii lu ñu def la bu yàgg du ñuy dellu soir rek di wane ne ñun commencé woon nañ ko balaa mbas parce que daawoon nañu sensibiliser nit ñi si set ak yeewu ak lan mooy hygiène lan mooy propreté éviter les défécations à l'air libre maanaam di dem gannaaw kër si mbeddeeg yooyu waaw formule ATPC yi yooyu yëpp sensibiliser nañ leen si am nañu parcours bu gudd mais lu ma gën a neex suñu parcours moom mooy fu nu commencé foofu na ñuy jógee parce que man soo nee Rosso du ma wax te du ma ñëw Rosso parce que foog ma dal tuuti Rosso parce que su ma nee Rosso rek dama ne waalo gi Dakar yëpp fa nga dëkk ni gi Dakar fa laa cosaanoo gi Dakar di leen nuyu bu baax te du ma wax du ma dugg gi Dakar te du ma génn foofu te du ma jaajëfal rafetlu def hommage encore sama maam colonel Aziz Niang wallahi yal na ko yàlla yërëm xaare àjjana fu mu tëdd yal na gën fu mu jógee kooku ku participer si développement du pays la développement di waalo participer pleinement ak état bi di jàppale dëkk bi tey fu dëkk bi tollu rek moom loo xam dem na si moom am ak sunu leader yu fi nekk ñi tey ñoom gisali ñi nga tudd ñi ak ñoom Ba Mari macha allah doo maandu waalo yëpp
ak sama papa yaa raxma mu yàlla ko yàlla yërëm qui était un administrateur waaw foofu foog ma taxaw foofu waaw parce que lu ma doon tey moom la éducation ma am moom la tey yoon bi ma jaar moom moo ma ko tracé tey waaw daf ma yee balaa muy dem kon yàlla na suuf sedd si kawam damay rafetlu loolu trop daf ma yee balaa muy dem ak di sama papa Sall Jaxate bu xam yàlla na ko yàlla yërëm nekk ci ñooñu ay ñu xam ne référence na lu woon si man du ñu jàpp si politique bi jàpp si waalo ba tey ñun suñuy activité suñu koy def ñun man damay xalaat waalo heure bu ñu defee projet damay recentré waalo du ma leen si génnee ba mu fa jógee yàggul te maak yow ñoo fa demoon def formation foofu regroupé société civile yëpp defal leen ay renforcement de capacité si nu ñuy communiquer ak lan mooy tey seen implication ñoom sur le développement local lan la ñuy jàppalee seen gox nan la ñuy defaree waalo tey ak yan yoon nañu mën a jaar bay nu financer ba am AGR bay si programme bu ministère de la jeunesse des emplois de la jeunesse et des sports bu mu teg bi mooy programme mon projet mon avenir jàppale nañ si ay ONG foofu na jàppale nañ si ay association foofu tey ay doomaanu waalo tey bénéficié wu nañ si ñoo ngi foofu loolu moom mooy avenir loolu moom mooy avenir di waalo loolu moom mooy création d'emploi tey ay doomaanu waalo rek ñoom noo bénéficié si projet bi ñoo ngi foofu tey di bay ñii di def seen ay projet macha allah jàppale nañ leen pleinement te loolu duñ koy rafetlu bu baax waaw du ma pare foofu te waxuma sama équipe bu nekk sama gannaaw man nañu gis tey mais ñu nekk sama gannaaw ñoo bëri ñu am solo la duñu équipe bi dafa yaatu nit doonul dara te amul fu mu wéeru jeex na tàkk ñu nekk suñu gannaaw les jeunes ONG Ezer ñoom Kuli du ma cité ñoom Tabara ñoom Ousmane ñoom Fati ils sont macha allah ñoom Omar Diakhaté y a plein de gens qui sont derrière moi ñu xam ni tey bu ONG bi eggee fii nu egg rek ñoo ngi ñuy jàppale te les partenaires yu ngay wax ñi nekk extérieur et tout ça on les appelle tous on a travaillé avec liggéey na suñu bëri ak ñoom tamit ñu xam ne dañuy jógee foofu ñëw fii te bu ñu ñëwee ñun noo leen fi indi du ñuy gis ci réseaux sociaux yi teg nu bët rek suñu ñëwee fii nii yéen nañu fi indi du ñuy gis ngeen di def lu rafet tey nan nañu mëne jokkalante pour rafetlu loolu am na solo lool fa tabarakallahu maa ngi rafetlu itam xalaatu dellu bi nga xam ni itam moo la animé moo animé sa kuréel yi nga nekk moo animé Aline Gueye ci kaddu yi nga xam ni engagement la man leer na ma ni engagement la fa tabarakallahu di leen si ziar di nuyu mbokki njaago ba gaañ waaw réewu waalo réew laay wax ndax tey la waalo aay waaye réew la woon ak lépp li nga xam ni dégg ngeen ko mbokk yi ci la Aline jukkee un retour effectif waaw doomaanu gox boo nekkee feneen surtout bi nga xamee ni war nga dem nag awu ji ay ngëneel yi nga xam ni ñoom ñooy judd loolu bokk na ci vision moo gën ñu toog ba mbir di am rek ñu ni noo lii fii fekk waroon nga jëg ca njëlbeen doo am nañu yaakaar ni doomaanu Trarza yëpp teg nañu bët wala xalaat nañu li nga xam ni mooy ngëneel yi fa nekk bu ko defee ma dem kër gu mag di nuyu Cheikh Abdel Aziz di ko ziar soxna Asiatu Wadd di suñu waajur bokk ci kër Mbay Wadd kenn ci doomam di fi kilifa di ko ziara donte ni ñu ngi dëkkmal koor gi fa tabarakallahu di ñaanal mbokk yi ñoom la ñuy njëkk ñaanal buur bi yàlla bàyyi leen suñu kanam bokk dëkkmal koor gi nga xam ni ak ngëneel yi ci nekk yëpp di ko ñaanal njiitu réew mi ak ministre mi kenn ku nekk yàlla may la kooru jàmm ci réew mi ak ca bitim réew loolu donte ne ñaanalante rek lu ñu am bu ko defee nag ñun ñu topp si ndax ñaan moom priorité bi mooy nga ñaanal doomu aadama yi dellu si ci yow loolu taamu nañ ko Aline am na loo xam ni bëgg nga ko jukki te laaj ma la juste xanaa pour yokk ci rek di yëkkati par exemple baat bi nga xamante ni mooy ki nga xam dafa sori ci man mu doonoon encore waajur ci man bu baax a baax li ma lay wax toujours ci coopération Mauritanie Sénégal muy Thione Ballago Seck bi nga xamante ne bi jóge na fi di ñaan yàlla mu xarit àjjana ci gën a kawe sa baayu xarit vraiment sama xarit sama papa la daf ma jàppale ci kàddu bu bëri parce que nit kenn du ko lekk kenn du ko naan nit kenn doyu ko dara lu dul soo nekkee ci dara mu fekk la ci te macha allah ñoom duñu sore ci man loolu parce que duñ ma fekk fu sore te puis duñ ko seq donc man maa ngi def si de passage may jàllee sama xarit une fois de plus Wally di ko wax di yàlla na lii wayef ci kawam lool di ñaan yàlla aussi yàlla may ko xolu muñ di jaale sama tur ak turu Mauritanie yëpp ak turu askan bi yëpp di ko wax ñu ngi koy jaalewaat bu baax a baax a baax a baax ak képp ku fi jóge mémoire aussi si colonel Aziz bu baax a baax ñu ngi koy jaale di ko ñaan yàlla njaboot bu mbay gannaaw yàlla teg si loxo Saliou Diakhaté ak ñëpp ñi nga xamante ne rek tey jii ay def nañu seen ay
lu bëri ci réew mi tey bu doon seen soog a tey yàlla bàyyi leen fu ñu fekkee lépp mais xëy na lii moo gën parce que yàlla moom lu gën rek lay def te doo def jullit moom du def lu du ànd si ndogalu yàlla sunu borom parce que loolu mooy yàlla foo lay testé xool est-ce que yow mii di ngeen nangu ay ndogalam wala nangu woog moo tax heure bu wàccee si yow bu dis am na suñu kilifa bu doon wax ni muy Pape Malick Sy ni ñaan yàlla aussi yàlla xare ak àjjana mu ni dafay doon dégg si sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu ni boo amee ndogal yu toll noonu bu diisee rek sa xel yëpp def ko si bàmmeeli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam neen boo xalaatee loolu la dara dootu la saf sa dina parce que moo gën ñun ñëpp te tey moom mu ngi doon tëdd donc ñi ñaan yàlla aussi di nuyu ñëpp de passage comme ni ñu ko wax di ko dalee gaani ba njaago ku nekk jox loxo jëkk bërën garak tungeen tout le monde fàttewuñu kenn Rosso Escale Njurbel Médine demal dikk ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen nuyu baax a baax di leen ziar di nuyu aussi samay collègues yi nga xamante ñoom laa bàyyi fee muy sunu société Starwell Mauritanie di nuyu ñëpp ñi fa nekk lu ko dalee sunu njiit Sadiq Diop ak ki nga xamante mooy Ahmed Diakité Gata Ba Niass Ousmane bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñoom ñëpp di leen ziar bu baax a baax waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi toppoon waxtaan wi nga xam ni ci seen télévision Al Mauritania mu mel ne rek face à face acteur politique Adji Ndao mu laal ci ñaari bor yëpp waaye itam kii nga xam ni pleinement ci société civile da ngeen ngëneel yi nga xam ni jukki nañ ko fii waaye itam ñu jëm ci yàlla na leen ci buur bi yàlla saxal lu ma ci gën a neex mooy li ngay confirmer ni am na benn kuréel bu nekk kuréelu réew mi yore wàllu liggéey ak wàllu ndaw yi ak li nga xam ni moo jëm ci wàllu tàggat yaram am na jukki yu bare yoo xam ni jukki ko am ngeen yaakaar yéen ci wàllu société civile ci forme lëkkaloo bi nga xam ni moom nga fi énuméré léegi. waaw macha allah parce que mën naa wax ni lu nu gis léegi dal na suñu xel. donte jeunes yi ils étaient pas impliqué wuñ leen woon à 100%. si lépp lu jëm si luy demloo réew mi laay wax. mais tey jii ñoo ngi ñuy impliqué. ñoo ngi ñuy boole si lu xam ni ñoom ñoo ngi koy def. ñoo ngi ñuy boole si seen ay stratégie yu ñuy teg. ñoo ngi ñuy wan lu xam ni dal na suñu xel tey. ba si ñoo ngi organiser ñoom ñuy ñëw. ñoo ngi leen di laaj ñu ñuy jox. ñoo ngi bëgg ñu ñuy defal. ça veut dire que ni ñoom tey ñoo ngi ñëw tey di ñu jox bopp. ci ay anam yu wóor si ay anam yu wóor encore ak yu simple waaw tey ñoo ngi ñëw teg ay stratégie. du ma si suux lu bëri mais damay invité plutôt nit ñi. nu ñëw maa ngi invité doomaanu Waalo yëpp di invité ñëpp encore képp kuy société civile nu ñëw en l'information participer si 3 jours parce que ñun suñu communication société civile si kii bi la plutôt sur le web sur les médias du ñuy partager si web bi et puis ñëpp du ñuy répondre effectivement comprendre nga web bi léegi ñëpp wax nañu numérique bi dafa dox soo invité rek ñëpp day accès ñëpp ay am accès si numérique si lay gën a impacté kon ñoo ngi invité ñëpp nu ñëw 3 jours foire yi ñëw daanu gis daanu xam lan mooy association lan moom mooy implication société civile ak ñan la nu mën a rencontrer foofu jokkalante bi nu muy demee tey rappeler date yi rek waaw date yi incha allah di 9 au 11 la bala ñuy dëgmal koor bala ñuy dëgmal koor 11 bi waaw 11 bii nii maanaam ajjuma bi ba dimanche incha allah lu ma ci gën a neex mooy bërëb boobu wax xaw nga ko jukki léegi ndaw yi ndaw réew mi boo bëggee xam Singiti Wadane ak yenn ci gox goxaan yi wala sax yenn ci fu indépendance su réew mi jóge ak yenn yi nga xam ni mooy suñu titre ci wàllu bitim réew mu amul loo tiitaroo amoo dara ñun suñu recherche yi ci 4 wala 5 zones yu am importance yi boo ñëwee ci musée national di nga fa jukki li nga xam ni mooy dolli sa taxawaay ak bitim réew bokk na ci am ci forme d'éducation yi la bokk bu ko defee mbokk yi damay nuyu di jaajëfal di sargal mbokk yi nga xam ni ñoom la ñu bokkal liggéey bi ndax wax naa ko léegi koor gi ñu dëkkmal ñu ngi ñaanal mbokk yëpp fa tabarakallahu di leen masawu coono télévision de Mauritanie di jukki ay programme ci diine yoo xam ne insha allahu rabbi mbokk yi ñu ngi koy xaar ci wàllu ndaw yi ci wàllu docteur yi ci wàllu yenn yi nga xam ni dafay ànd ak koor insha allahu rabbi bu ko defee ma nuyu madame Maymouna Mint Idumu di ko ziar bu baax a baax moom ak Mouhamed Tra wàllu al suut son bi di nuyu Minetu Mint Abdel Hay Ahmed Taleb Ahmed Val ak Ahmed Ould Sidi nekk ca Nodal fàttewuma mbokku Nodal yëpp suñu grand frère yi suñu jigéen ñi nga xam ni fa tabarakallahu macha allahu rabbi ñu ngi leen di ñaanal koor jàmm ñu ànd ak programme yi ci jàmm bokk na ci
secteur yëpp ñu wàllu ñu nekk ci géej gi di napp ñu nekk ci mbay mi nekk waalo artisan yi la jeunesse les femmes dans les groupements coopératives yi ñoom ñëpp nu nuyu leen xam ne rek benn gis-gis la ñoom maam Sémou saa yu jotee nuy waxtaan dana am loo xam ni laajuma la ko te nga bëgg ko wax lan la bon dinaa wax lenn rek du bëri mais balaa may wax loolu damay wax dara lu xam ni maa ngi ko doon waaj a fàtte mais il faut que ma rappeler ko foire bi nuy def nii duñ siy rendre hommage un grand monsieur. Ah oui, kooku moom. Cheikh Sadou Camara. Cheikh Sadou l'écrivain macha allah. le doyen wallaay le doyen ko si rendre hommage. ak un jeune leader associatif. ku ñu ñàkk waaw ku ñu ñàkk koo xam ne suñu biir la nekkoon te doon impacté. si cohésion sociale jàppalante. mbooloo bi ku tuddee Moulay Cheikh. yal na ko yàlla yërëm yal na leen yàlla yërëm. amiin waaw ñooñu chaque fois. duñ leen di bëgg. di leen defal dara mais c'est le moment tey idéal bu xam ne war nañu mën def benn hommage macha allah tey parce que mënuñu leen fay lépp lu nu mës a def ñoom ñëw nañ macha allah macha allah waaw li nga ma laaj nag loolu du ma si sore waaye dama naan rek macha allah sama yaay daf ma jàppale waaw soxna Marème waaw macha allah ku baax Marème Mbolgue macha allah Marème Ibrahima Mbolgue daf may conseiller si lu bëri te fu may dem fu nekk moom laay laaj conseiller parce que moom mooy sama papa tey ak samay grand frère jërëjëf kon macha allah. Fataba Alioune lu mujj. kàddu yu mujj mooy aussi dina gërëm rek di gërëm staff bi yëpp. aussi di ñaan yàlla koor bi ñu dugg rek ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim ay lëkk ak alhamdulilah rabbil alamin di ñaan yàlla aussi comme ni mu ko wax woon rek. hommage bi c'est bon mais dama bëgg aussi ngeen di gën leen gëstu si sunu Trarza. parce que Trarza aussi am na histoire bu rëy bu fa nekk surtout Waalo. parce que comme que yàlla def na am ngeen ay association yu mel noonu di gëstu yooyu. di leen fësal histoire Waalo parce que Waalo aussi du desul gannaaw. parce que bëri na histoire bu riche ba nga xamante ne bii. mooy ngi gëstoo daañu ko mën teg ci loolu. de travers aussi mooy nuyu Babacar Fall. sama xarit bi moo bàyyi foofu si biir bi. wasalaam. jërëjëf boo jukkee Waalo ci histoire am dootoo ci génn. xam ne histoire bu am solo la. histoire fraternité cohésion sociale mbokkoo loolu lu daw yaram la ba tax na mooy nuyu mbokki waalo waalo yëpp di leen ñaanal koor jàmm di leen jaajëfal mbokk yi am nañu yaakaar ni yàlla danañu may ñuy dellu siwaat insha allah rabbi ci xët yu am solo yu mel nii fa tabarakallahu ànd ci ak équipe bi ànd ci ak ngeen àndoon ci ak seen xarit seen am di jàmm Ibrahima Idriss man mi ñàkk fayda mi fa tabarakallahu di leen ziar jox leen cër bu baax a baax mbokk yi am di jàmm yi seen émission pencum askan wi Alioune Gaye Mokhtar la ñu àndaloon di doomaanu Rosso waaye itam feggoog doomu ndeyam di maam Sémou Niang di doomaanu gi Dakar jox leen cër bu baax a baax mbokk yi am di jàmm yi seen télévision Al Mauritania weeru kooru jàmm ci yéen ak ci ñun ñu ànd nag liggéeyal buur bi yàlla ak yonentam bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مساء حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. تولي السلطات العليا في البلد أهمية كبيرة للثروة الحيوانية بوصفها قطاعا هاما يعتبر تطويره أنجع السبل لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وتقوم الاستراتيجية الوطنية لتطوير هذا القطاع على عدة مرتكزات أبرزها تحسين السلالات من أجل تحسين الإنتاج وزيادته. تحسين السلالات وأهميته في تطوير الثروة الحيوانية موضوع حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. معي في نقاشه السيد محمد الأمين الحكي مدير المكتب الوطني لبحوث وتنمية الثروة الحيوانية بوزارة التنمية الريفية. مشاهدينا الكرام قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا العنصر الذي أعده بابا أحمد سالم ثم نعود.
تعد بلادنا من بين الدول الأكثر امتلاكا للثروة الحيوانية، لكنها رغم هذه الميزة لا تصدر إنتاجها من الألبان إلى الأسواق الخارجية بسبب مشكلات عدة، لعل من أبرزها تدني الإنتاجية ومستوى السلالات الحيوانية بشكل عام. وخلال افتتاحه مؤخرا للنسخة الأولى من المعرض الوطني للثروة الحيوانية في مدينة تنبدغة، أعلن رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني عن جملة من القرارات كان من بينها إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تناط بها مهمة تحسين السلالات وتسيير المجالات الرعوية. وقد عبأت الدولة وسائل هامة تمثلت في استحداث قطاع عهد إليه لأول مرة بتنمية الثروة الحيوانية نظرا لأهميتها في الدورة الاقتصادية، حيث تتوفر بلادنا على أعداد كبيرة من الحيوانات، وهو ما جعل أعلى سلطة في البلد توليها أهمية خاصة وتسعى إلى تثمينها وتطويرها سبيلا إلى تحسين مردوديتها كما وكيفا. ورغم ما تتوفر عليه البلاد من ثروة حيوانية طائلة، فإنها إلى حد الساعة ما زالت تستورد كميات معتبرة من الألبان. ولوضع حد لهذا الاستنزاف للمقدرات الاقتصادية، جاءت فكرة إنشاء مزارع نموذجية للتحسين الوراثي للسلالات الأبقار، وذلك لزيادة معدل إنتاجها. ولهذا الغرض تمت إقامة مزارع نموذجية في أنحاء مختلفة من الوطن. تجربة التحسين الوراثي إحدى التجارب الحديثة التي عمل قطاع التنمية الريفية على ضمان نجاحها في بلادنا من خلال التنسيق والعمل مع الجهات المعنية وجمعيات المنمين. شكرا لك بابا أحمد سالم. إذن مشاهدينا الكرام، تحسين السلالات وأهميته في تطوير الثروة الحيوانية موضوع حلقة اليوم ببرنامج هذا المساء، نناقشه مع السيد محمد الأمين الحكي مدير المكتب الوطني لبحوث وتنمية الثروة الحيوانية بوزارة التنمية الريفية. أهلا بكم سيد المدير. أهلا وسهلا. سيد المدير، بداية ماذا نعني بتحسين السلالات الحيوانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. بداية شاكر الموريتانية على الاستضافة، وشاكركم أيضا على التغطية الجيدة مناسبة معرض الثروة الحيوانية اللي يعد في تنبدغة. شكرا جزيلا. نرجع لسؤالكم. تحسين السلالات كنا نعرفوه، لابد من نتكلموا شوي عن الإطار العام اللي دخل من خلاله تحسين السلالات. تقديمكم قال عن بلدنا عنه فيه ثروة حيوانية كبيرة، وهذا صحيح. احنا حقيقة البلد بلد رعوي يتميز بثروة حيوانية كبيرة متنوعة، وارقامها ماني داخل فيها بارقام اشكاليه زاد هي من نفسها اللي ما قد خضعت ليش الاخبار اللي منها تقريب اللي منها تقديم ما قد خضعت لاحصاء عام. حقيقه هاي الثروه الحيوانيه الكبيره وهذا المتنوعه، وهي في نفس الوقت ما هي مثلا ما هي مغطيه الحاجه لاكتفاء الذاتي من بعض الامور خصوصا من الالبان. هذا يخلق، هذا ادى على ان فم اشكاليه. هاي الاشكاليه لابد من تندرس. شنو هو السبب؟ انه نعود احنا عندنا من الاعداد كامله الحمد لله من الحيوانات، واحنا نستوردوا اكثر من، نعتبر من اغنى الدول بالثروه الحيوانيه، واحنا نستوردوا تقريبا 70% من احتياجاتنا، واحنا بلد مستهلك، لان حسب الدراسات على ان الفرد في موريتانيا انه يستهلك 4 أضعاف استهلاك متوسط استهلاك شبه المنطقة. يعني يدخل أصلا في عاداتنا، يعني داخل في عاداتنا تمينا الآن نستهلكوه، وبالتالي كان لازم على أن نعود فم استيراد كبير لياسر من كميات، سواء كانت هذه الألبان مجففة، سواء كانت ألبان سائلة، سواء كانت ألبان مركزة. هذا كان لازم يتم استيراده ليكن نستجيب تسيطر على الحاجيات المواطنين. الحاجيات من هون تخمام خلق بعض ياسم الدراسات على حقيقة الإنتاجية للسلالة المحلية. وهون اللي نتكلموا عن البقر به، اللي هو اللي سلالات الأبقار هي اللي هون المحور الأساسي. معنا بعد ندورهم اللي نتطرقوا على تحسين السلالات اللي خلق في الأنواع الحيوانية الأخرى. بس من حالة تعود مثلا بقرة تنتج لي 2 3، واحنا هامنا عن نعدل اكتفاء ذاتي.
والمردودية ما هي اقتصادية، لا تعود ما هي اقتصادية بالنسبة لترينا 3 اللي تخرص، لكن لا يزقل المنمي في الحش ولا يزقل في الدواء ولا يزقل في العمالة ولا يزقل في ياسر من التكاليف الأخرى. ما عاد قد تعود لترينا 3 منتجة اقتصاديا، وبالتالي ما قد تبتنى عليها سياسة تصنيع، وهذه إشكالية. إذا على إن شاء الله تنهون عدو